union sociale libérale comme nous ko Cheikh waxee parti politique la benn parti politique bi nga xam ne ñu ngi ko samp 12 mai 2014 ci la ñu bindi statut yi déposé ko ministère de l'intérieur ba ñu déposé statut yi ñu ngi jot suñu récépissé le 21 septembre 2016 ñu xaar ba le 28 février 2017 ci la ñu def lancement médiatique bi ñu ngi ko defee woon au Radisson Blu lu tax ñu samp parti politique bi nga xam ne mooy union sociale libérale ay at ci ginnaaw dañu tàmbali woon di def benn jàngat ci situation wu Sénégal bi tey jii may wax ak yéen c'est le 23 juin ku ci nekk am na lu ko 23 juin di fàttali 23 juin 2011 ci le parti politique yi lëkkaloo woon ak société civile bi pour def barrage modification constitution bi nga xam ne moom la Ablaye Wade doon jéem pour mën a créer poste vice-président mais aussi pour troisième mandat bi loolu ñun ci acteurs yi nga xam ne ñoo mobilisé woon ci lañ bokkoon d'accord ci lañ bokkoon mais boo xoolee daanaka 2012 ba changement pouvoir amee mën nañ jàpp ni yaakaar dafa judduwaat parce que c'était la première fois ñu am benn président bi nga xam ne ba mu juddoo après indépendance la mais ba ñu dawalee ay weer teg ci ay at dañu dal di gis que lu nekkoon suñu sensu engagement méngoowul ak ñoom lu ñu naroon def te ba sànq ci suba nu ñuy doxalee daf ñuy continuer di dëggal que ñun lu ñu gisoon loolu la ñu dem avant ñoo jot récépissé bi di déglu askan bi dem laaj population yi mais lu tax ñu bank seen loxo ci politique ba ñetti dugg ci politique alors que Sénégal ba muy soog a moom boppam 1960 daanaka suñu maam yi dañ leen xame woon seen engagement politique ba ñu leen dégloo ñetti jàngat lañ ci am population bi dañu gis ni maanaam politiciens yi dañ leen di foowe bu élection jubsee ñu ñëw jege leen bu élection passé dootuñu leen dégg dootuñu leen jot beneen bi tam moom mooy ñi nga xam ne ñooy intellectuels yi gis nañ ni contrairement aux premières années de l'indépendance dañu génn jeu politique bi bañ leen dégloo la plupart dañ lay ne politique léegi dafa salté Sénégal politique règlement de compte la scandale politique la xaste la waxante lu bon la ba ñu dégloo loolu yëpp dañu jàpp ni sénégalais yi ak intellectuels yi nekkul ne bëgguñu def politique parce que askan bi nu muy doxee ak nu muy tëree donc intéressé na leen wante ci anam yi nga xam ne ci la acteurs yi di defee politique loolu ak anam yi nga xam ne moom la acteurs yi di defee politique ñoom moom la ñu sib moom la ñu suur loolu moo ñu yóbbu ñu tënk ne dañuy teg kuréel gu bees benn cadre bu bees bi nga xam ne day nekk benn parti ñu tuddee ko union mooy mbooloo social jiital social bi teg ci libéral bi lu tax ñu jiital social bi dañu jàpp ni Sénégal nu muy doxee ak fu mu toll doole yemul fokk ñu am benn état bi nga xam ne day jàppale di jéem a yemale
di jéem a liggéey pour lu ñuy wax justice sociale wante tam foog bu am libéralisme moom mooy nit ñi dañ leen di permettre ñu sanc seen entreprise dañ leen di jàppale boo leen fekkee seen activité ñu kattanal leen jox leen dispositif jox leen financement ba ñu mën a demal seen bopp loolu boo ko gisee lu tax parce que maanaam état ci boppam pour mu mën a jël koppar di jàppale ñeneen foog déjà mu créer conditions yi nga xam ne moom la nit ñi di amee koppar parce que état kopparam mu ngi jóge ci impôt yu nit ñi di fayee moom mooy lan bu la jàppalee ba sa entreprise li dox sa commerce dox nit ñi di jënd di fay TVA ak yeneen yooyu mooy permettre état mu am ay koppar yi nga xam ne dina ko jëlaat investir ko ci santé bi investir ko ci éducation créer waat beneen emploi lu tax tam ñu war a jàppale entrepreneurs yi moom mooy ku ci yor sa entreprise bu entreprise bi di dox mooy da ngay continuer di recruter bénéfice su tey yi mooy investissement wu suba yi donc loolu ñu gis boo manqué woon ci Sénégal c'est-à-dire vision politique bi nga xam ne dañuy jël politique lal ko ci dëgg ci ngor teg ko ci ay ponk ne lu ñu tax a jóg moom mooy xeex ndóol mi xeex ñàkk am xëyu xale yi moom mooy fexe ba ci santé bi Sénégal kenn dootu fi dee parce que amuloo xaalis parce que loolu dafa nekk lu doy waar Sénégal fii boo moytuwul ci hôpitaux yi am na ñi nga xam ne tey suba dinañ génn àdduna peut-être bu ñu leen jàppale woon tuuti ci xaalis du demee noonu wante xaalis bi ñi nekk ci pouvoir bi ñoo ko yor ëpp ñu leen ci droit mais ñoom ñoo yor mandat électoraux yi ñooy décider entre jox waa Pikine ndox wala faj malade yi wala jël ay milliards defar aéroport wala defar train bu bees donc ñoom dañuy gëm mel ni dara amul bàyyi nit ñi dee ñu def parce que ñooñu la plupart du temps dañuy fàtte fu ñu jóge daam ci askan bi la ñu jóge peut-être ci yeneen conditions sociales mais dañu dem ba ñu ñu jàppee Sénégal moom mooy daal daanaka lépp jàmm lépp mu ngi ci jàmm donc lu leen manqué moom mooy su ma jógee fii nan laa mën a def pour yegg aéroport rapidement nan laa bëgg a def ko kuy dugg gis aéroport bu rafet mais lu ñuy fàtte moom mooy am na ñi nga xam ne ñu ngi feebar ñooñu premier droit de l'homme droit bu njëkk ci nit mooy droit à la vie loolu foog mu denc fi donc loolu ci tënk mooy observation yu ñu def léegi nag ba ñu amee vision boobu dañu taxaw ñu ne dañuy samp parti bi ci 14 régions yi mais samp nañ ko ci 14 régions yi mais il faut aussi ñu samp ko ci diaspora bi loolu yàlla jàppale nañu def nañ ko donc ci 557 communes yi daanaka plus de 350 communes ñu ngi ci pays diaspora bi nga xam ne 101 pays ñu ngi ciy voté 53 pays implanté nañ ci ay cellules léegi nag lu ñu bëgg lu ñu tax a jóg c'est simple moom mooy jël suñuy responsabilité c'est-à-dire sénégalais yi depuis ay at ñu ngi xaar changement mais chaque fois bu ñu amee changement rek yaakaar day tas ku ci ñëw dalay woo changement soppi rupture mais amul benn sénégalais bi nga xam ne ci nu gouvernement di doxee gis na ci dog-dog bi kenn xamul césure bi fu mu nekk léegi ñun jàngat buñ ci def moom mooy sénégalais yi dañu war a jël seen responsabilité bàyyi xaar changement mais sénégalais yi décider que ñoom ñooy doon changement nag loolu mooy ñu d'accord méngoo ci ay kàddu ne dañuy def politique mais ci yeneen anam teg ko ci dëgg dox ko ci ngor loolu mooy lan mooy dañuy def benn politique bi nga xam ne lu koy lal avant tout mooy engagement et pas intéressement dañuy def politique du ñu fay ay nit pour ñu ñëw di déglu wala du ñu fay ay nit pour ñuy dem di defi xumbel mais dañuy jàpp ni ñooñu gëm nañ ni Sénégal dafa war a changer que situation bu ñuy dund du fatalité que buñ ci jógee mu dakk que peuple bi moom mooy fal mooy folli boo ko xoolee
la plupart du temps ñun jëm nañ ci jàngat xool population bi ne leen mais yéen da ngeen ñuy wax ne politiciens yi dañ leen di foowee mais pourtant chaque fois dinañ fexe ba gagner est-ce que yéen quelque part amuñu ci part de responsabilité muy ñoom muy ñun bu ñu xoolee ñoom dañ lay wax waaw politiciens yi ñoom ñëpp ay dóorkat lañu mais en même temps dañuy ñëw jox leen xaalis nit ñi xam ne. yéen ñooñu ci ginnaaw yéen ñooñu di def escalier yi da ngeen di déglu yéen ñooñu ci ginnaaw déglu leen ñu wax leen. ma ne ko politiciens yi dañuy ñëw jox leen xaalis jege leen ñoom xam na ni seen i voix rek la ñu soxla mais ils jouent le jeu c'est-à-dire dem leen souvent ci suñu réunion yi dañuy dégg ay nit yi nga xam ne dañuy ñëw mais bon bañ ma waxee parti bi li ma njëkk a laaj mooy est-ce que dañuy joxe xaalis mais buñ ñëwee ñu ne leen non ñun bu ñu def politique dinañ joxe moins duñ demander nit ñi ñu luxus mais ñun duñu fay kenn pour nga ñëw ci parti bi parce que Sénégal moo ñu tax a jóg nekkuñu opérateur économique bi nga xam ne day jël 100 millions bu teg ci table bi ne bu ñu gagné dinañ gagné 1 milliard loolu mooy tax nit ñi bu ñu yeggee rek dañuy nekk ci position wu rente loolu mooy tax aussi que nit ñi bu ñu xesee am voix bu ñu fulal askan bi parce que dañuy jàpp ne jënd nañ leen ba pare c'est-à-dire da nga ñëw joxe ñoom ñu voté contrat bi jeex na fa lay yem donc loolu ñu ne pour mu jóge fi nag moom mooy foog ñu jàpp ni Sénégal fii dëkk bi dara jombuñu lu nekk mën nañ ko am mais il suffit ñu am dirigeants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk au service su intérêt wu sénégalais yi moom mooy lan mooy dirigeant bi nga xam ne day ñëw bu taxawee Pikine au lieu muy ñëw ne day exproprier ay nit pour jàllale benn TER alors que waa Pikine amuñu ndox te wóorul sax dinañ am courant buy dawal autorail boobu ñu ne priorité yi feneen la mooy xool maladie yi ñu mën a fajoo nan la poste de santé yi mën a amee garab ñi nga xam ne amuñu fi xëy nan la ñu mën a fexe jàppale leen ñu am xëy loolu lu koy firnaal moom mooy pouvoir bu fi nekk ba muy def campagne dafa ñëw ci benn programme boobu mu ngi tuddoon yoonu yokkute mu ñëw def ci campagne yoonu yokkute mais gars yi man sama priorité moom mooy su ma faloo di ngeen am ndox di ngeen am xëy di ngeen am courant ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw dinañ leen jàppale ñoom ñëpp ba ñu faloo lu ñu wax dañu changé programme bi indi Sénégal émergent ñu ne leen Sénégal émergent mais loolu kañ lay am ñu ne ñu 2035 ma ne leen ne 2035 mais yéen sax doo leen fi nekkati comme ni ñuy wax ci olof njëriñ loo fekkee mais d'ici 2035 mais waa Pikine foog ñuy continuer di fay seen luyaas di lekk di naan di sangu donc loolu jaruwul maanaam donc loolu moo lay won ni que vision comme ni ma ko wax c'est-à-dire sénégalais yi loolu aussi moo tax ñu ne sénégalais waruñu banque seen loxo ne dootuma def politique sur la politique parce que ñun ba ñu defee jàngat yi ñun luñ ci gis mooy parti bi nga xam ne moo majoritaire Sénégal du coalition Benno du beneen coalition du beneen parti bi nga xam ne moo majoritaire moo ëpp fii Sénégal mooy parti des 100 partis maanaam ñi nga xam ne ñu ngi ci biti nekkuñu ci benn parti léegi ñun suñu sensu engagement suñu démarche mooy fexe jubóole waat ñooñu ak politique ñooñu bu ñu jubóog politique dinañu won Sénégalais yi que peuple bi mooy doole ji jëlaat doole ji jëbbal ko askan bi ñu mën a am ay gouvernants yi nga xam ne ñoom méngoo bëgg-bëggu askan bi ay gouvernements yi nga xam ne dañuy ñëw ils sont au service du développement de la société sénégalaise et pas benn lobby wala benn puissance bu leen di dicter seen vision wala fu ñuy xool loolu mooy suñu sensu engagement loolu nag yomb na parce que su ma gisee ni ngeen feesalee salle bi loolu daf ñuy encourager daf ñuy yokk fit daf ñuy gëmloo que suñu choix bu ñu jël mooy choix bi nga xam ne moom la Sénégal yi di xaar léegi loolu nag lu ma bëgg à partir d'aujourd'hui dama bëgg ñu jàpp ni 23 juin wu Pikine point de départ la pour benn marche démocratique bi nga xam ne daf ñu war a yóbbu au palais incha allah le 24 février 2019 loolu soo leen ko bëggee
mën na nekk parce que boo leen génnee ci salle bi lépp li ngeen fi dégg mën ngeen ko partager ak sénégalais yi gëm naa ne sénégalais yi ku ci nekk xelam doy na ko boo ko waxee dina delloosiwaat xelam la plupart du temps ñi ma leen doon wax ñu doon laaj xaalis buñ leen waxee ne 20 000 boo ko diviser par 5 ans yi nga xam ne ñoom lañ fi nekk daanaka ñooñu ndax nañ leen ñu ne ah ouais wax nga dëgg finalement ci lu ñuy mujj mooy ah man kat dama doon laaj ndax dañuy joxe xaalis mais li ma fi dégg doy na ma parce que gëm naa ne ñun ñoo yor doole ji ñooy fal ñooy folli bu ñu deful erreur maanaam bàyyi nit ñu ndax ñu tànn mais tànn rek pour intérêt wu Sénégal bu ñu tànnee ñi nga xam ne ñoo mérité confiance bi gëm naa ne coppite yi nga xam ne moom lañ doon xaar dina ñëw donc finalement loolu day rejoindre position bu ma doon wax c'est-à-dire ñun ñoo war a nekk changement waratuñu xaar changement loolu état d'esprit la posture la donc mën nañu réussir tâche boobu mais il faut ku ci nekk nga def prise de conscience boobu dox ci ay jéego comme ni ñu ko waxee ji def ko ci dëgg bañ a forcer kenn bañ a nax kenn ku dugg baax na ku duggul baax na mais boo nekkee ci dëgg yàgg-yàgg dëgg mooy mujj loolu daal laa amoon ci li may def introduction di leen jaajëfal di leen wax ni en tout cas yéen a war a nekk pionnier yi nga xam ne mooy marche démocratique bi nga xam ne initié nañ ko pour jongalewaat démocratie Sénégal pour indiwaat état de droit maa ngi leen di sant di leen gërëm ci déglu jërëjëf